jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës boo moyul yenn ci njëg yi jëm nag ci laskan wi jëfandikoo ci wàllu lekk dana yokk UNACOIS jàppo ma ngay yëgle gannaaw nag dogal yu yees yi nga xamante ni nguurug Sénégal jël na ko Idi Thiam ak ñamu àndal di naqarlu nag tere gi nga xamante ne tere nañu ko suukar bay bàyyi ko ca bitim réew di dugg ci Sénégal bu weesoo loolu tamit ña ngay sàkku ñu xoolaat doxalinu kër gi di yëngu ci wàllu suukar muy compagnie sucrière bu Sénégal ña ñëwoon nag bëgg a faju dañoo mujj rek wàññiku ca hôpital Abass Ndao boole kook mer lool ñoom ñooñee ndax grève bi nga xamante ni nii syndicat yi njaboot yi ñuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñi ngi koy amal tey ji nag nekk ñaareelu fan bi inspecteur ak inspectrice yu Sénégal nag fas na lu yéene rek banque seen yoxo ci examen yu inspection yi jëm nag ci jàngalekat yi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci élémentaire bi ba ci lycée yi syndicat bi nag fas yéene rek kon door ab plan d'action ni ki altine bi ñu dëgmal lay doon nees mën a def nag ba suñu gaynde yi am taxawaay bu dëgër ca Russie loolu nag mooy laaj bu samp moo waral équipe nationale bu Sénégal kër gi ngànk football bi ak ñenn ci entraîneurs yi daal di rek sekk ab ndaje ngir nag wut ay pexe mbokki ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak grève bi nga xamante ne nag syndicat yi njaboote yi ñuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi koy amal ni ki tey nag nekk seen ñaareelu fan bi fële moom ca hôpital Abass Ndao ñu bari nag ñëwoon bëggoon a faju dañoo rek mujj wàññiku boole koog nag mer lool ñoom ñooñee ndax jàpp nañu nag kon waxtaan war naa mën a am ci diggante kilifa yi ak syndicat yi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ngir juboo mën a am ndax ñoom la leen fa taxoon na ñëw tey daal dañoo gis ni seen yaakaar da caa tas lool Maymuna Njaay moo fa demoon. dafa xëy suba teel jóge Pikine ba mu dëkk ñëw fii ci hôpital Abass Ndao amoon fi rendez-vous wante bu mu ñëwee lim fi fekk neexu ko benn yoon ndax dañu ne ko ñi nga xam ne ñoo liggéey ci wérgu yaram bi dañoo amal grève bu ñetti fan aram am na lu ko metti torop. dama ñëw egsi ba ci moom mu ne ma demal wala 18 parce que tey ñun liggéey kenn nekk man dong maa fi nekk léegi damay obligé delluwaat sama kër. parce que damaa batale lépp toogu ñëw pass yàq sa xaalis fa ñu war a faj di fajoo neexu Dame Sylla moom mel ni ku ko ëpp chance. jël nañ ma daal man xam nga suba laa fi ñëw léegi pare naa kon normalement buñ ko defee yëgu ma ko. ma defee analyse ñu ne ma def rajo xol bi ma def ko léegi ñu ne ma ñu wax ma rendez-vous le 9 tey bi mu ñëwee nag gis naa cardio bi yi ma war a defal na ma ko. ñu bank seen loxo nekk ay liggéeykat ci wérgu yaram ñi nga xam ni ay aji tawat lañu bëggatuñu gis dile situation. waruñoo garaw man nit ñi dañoo feebar kenn wérul waruñoo garaw nañ dimbale rek ñu feebar ñu faj leen loolu rek la dañu war a ñàkk garaw daal lañu war a def. def tout le temps neexul war na cee jóg war nañ leen a fay li ñuy laajte war nañ leen ko jox ñu xool ci malaati rek te xam ne ay bakkan la ñor comme ñoom. gannaaw àllarba ji liggéeykat yi yëngatu ci wàllu wérgu yaram am lu leen metti nee nañu àjjuma la ñuy jeexal seen ñetteelu plan d'action bi nga xam ni sumboon nañu ko. ñu wax nag ci ñeneen ñu mer lool bu weesoo syndicat yooyu ñaboote ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram muy nag étudiant yu UNDSS ñoom nag tey amalate nañu beneen toogaayu ñaxtu ci kanamu makkaanu jëwriñ ji nga xamante ne nii moom la ñu dénk wàllug wér-gu-yaram ndax nee ñu jëwriñ ji daal dafa dellu gannaaw ci la mu diggee woon te moonte noppi woon na ngir dalal leen taxaw ci seen i jafe-jafe waaye gis nañu nag loolee dara amu ca moo waral nag tey ñu daal di faboo di wutali ministère boobee ñu teewlu kenn ca ñoom ci micro Fatou Bintou Conté. tey li ñu fi dajale mooy daanaka mën naa wax ne expliqué nañ ko à plusieurs reprises muy lan l'application du système LMD, la séparation des examens avec les écoles privées, en plus le recrutement des produits de l'UNDSS. boobu ba léegi le 26 février ministre bi recevoir na ñu fii ci ministère de la santé wax ñu nañu point yooyu noonu satisfaire nañ ko. ñu yaakaar ne satisfaire nañ ko bañ lever suñ mot d'ordre dellu suñu école toog di jàng au dernier moment ñu xamal ñu ministre bi lim ñu waxoon kat teggi na ko loolu noonu li ñi nga waral mooy ñi nga xamante ni maanaam ñoo entouré ministre bi di wax ak moom naan ko
étudiants yi dañuy politique étudiants yi daa am ku ñuy xeexal wala affaire yooyu loolu moom moo tax ñu wax ministre bi ne ko ñun ay étudiants lañ ay étudiants simple lañ yoo xamante ni dañu bëgg avancer li nga xamante ni maanaam mooy seen liggéey. inspecteur ak inspectrice yu Sénégal ña ngay waajal nag banque seen yoxo ca rek examen yi nga xamante ne nag jëm na ci jàngalekat yi fare ci diggu doom bi ba ci lycée yi ndax mer gi ñu mer ñu ne nag nguuru Sénégal ba nëga ni tontuwul ci seen i jafe-jafe mu nekk nag ab plan d'action boo xamante ne fas nañu ko yéene rek kon làbbali loolee ni ki altine ji lay doon yemook fukki fan ak ñeent ci weeru mai ñu teewlu El Kantara Sarr moom nag moo jiite syndicat boobu ci micro Aminata Mbaare Sow. benn bi nga xam ne mooy mbiru texte yi maanaam décret yeeg arrêté yi nga xam ne mooy organiser activité inspecteurs yi ci biir ci ponk yooyu dafa am maanaam lu ñuy wax iniquité beneen mbir mi mooy c'est les questions financières maanaam indemnité de logement bi ñun jàpp nañ ne dañoo war a génn ci forfait inspecteur bi du jaaduwul fi mu jaar ba egsi fii mu jaar fi mu egsi mi yamale enseignant bi nga xam ne mooy doog a commencé jàngale donc nu ñu koy defee ci yeneen secteurs yëpp war nañ ko defee noonu ndax loolu mën na am njeexital ci liggéeyu enseignant bi nga xam ne mi ngi góorgóorlu pour yéeg ci carrière am donc loolu doon na loo xam ne lu am solo la te jege nañu gis-gis foofu ak médiateur de la République Alioune Badara Cissé proposition yu mu am beneen bi mooy mbiru indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique ñu koy wax ICEP inspecteurs yi am ko depuis 2009 ñu bëgg ñu ful ko ful bu am solo nga xam ne inspecteurs yi dootul soxla dem liggéey feneen loolu dafa am fu mu nekk nii dayoo boo xam ne toll na foo xam ne ministère bi mi ngi forcer inspecteurs yi ñu des fii mais inspecteurs yaa ngi bëgg a génn ci secteur bi wala ñi ngi bëgg a génn ci seen tutelle dem liggéey ci yeneen anam ndax foofu la conditions yi gën a avantageuse yooyu daal buñ ko boolee moo waral inspecteurs yi bureau exécutif national bi bu dimanche 6 mai décidé dérouler plan d'action bu njëkk bi lu tax ñu naan plan d'action bu njëkk mooy que gis nañ ne nguur gi dafa tàmm di xool ñiy dérouler ba mu jéggi dayoo ñuy doog intervenir donc ñun pare nañu premier plan d'action bi dañu ne du lundi 14 la au vendredi 25 mai soloom moom mooy que dañuy taxawal lépp loo xam ne examen professionnel la ci primaire bi maanaam élémentaire bi ak moyen secondaire. kuréel gi ëmb nag ñay jàngale ca école nationale des arts ñoom ñetti ay bis a ngi nii ñu ne ci grève bu metti li ko waral nag mooy anam yi ñuy jàngale daal dëppoowul ak yoon bëgg nañu itamit li nga xamante ni moom mooy seenub mën-mën ñu leen cay dimbali léeg-léeg ñuy tàggatu ngir ñu gën a xarañ ca la ñuy def ñu ne nag koppar yi nga xamante ne nii moom la nguur gi di jagleel daara jooje doon na loo xamante ni lu néew la di ay jafe-jafe yoo xamante ne yàgg nañu ko dund ñoom école nationale des arts ñu teewlu Aboubekar moom mu wax ci turu kuréel googi ci micro Ibou Diouf. mooy statut enseignant yi ñun ñëpp ci école bi lañ génnee fa lañ ñu tàggatee ñun am nañ bac plus 4 ba pare am benn background mooy li nga xamante ni liggéey nañ ko lu tolloog fukki at ak juróom te lu weesu loolu sax jàngat nañ fi yeneen métiers yoo xamante ni loolu yëpp dafa dugg ci wàllu enseignement au école nationale des arts ndax enseignement bi fa nekk aussi tàggat bi yemul rek ci ngay wax nii rek mais dafa am loo xamante ni da nga ko war a mën ak say loxo ngay wax loo xam ni dafay leer muy mën-mën boo xamante ni étudiants yi dañ ko war a am. donc ci wàll woowu aussi biñ ñëwee foofu ba léegi détachement bi amul lenn lu ci ànd di weesu loolu aussi ñu ngi ñaxtu bâtiment yi nga xamante ni fa la ñuy jàngalee mooy ñaari immeuble yoo xamante ni ay R+3 la immeuble yoo xam ni ay nit ci dëkkoon moom la ñu jël xaw ko transformé ñu def ko école vraiment xat na xat goo xamante ni méngawul daal ak école ni mu war a mel. donc ci wàll boobu lañ bëggoon daal tutelle bi mu ministère bi gën a dolli xarañteef gën a wane ni problème boobu war nañ ko jël à bras de corps ñu délocaliser ñu en attendant projet école bi ñuy wax parce que pose de la première pierre bi aussi depuis 2016 amagul donc gisaguñ ko là ñu ngi def suñ kéemtulaay kattan mais comme li ñuy wax rek lépp daal tuuru vraiment affaire yi mu ngi métti mu ngi accumulé wu ñun lépp si wàll ñu ngi koy def léegi li ñu dese mooy suñu àq ak suñu yëleef moom lañ leen di laaj.
ñi ngi ko doon wax sànq ci ponk xibaar yi ne nag boo mooy lu yenn ci njëg yi jëm nag ci li ñu jëfandikoo ci wàllub lekk dana daal di yokku inakwa jàppoo moom mooy yëgle gannaaw nag yenn ci dogal yoo xamante ni nguurug Sénégal jël na ko Idi Thiam ak ñamu àndal nag di ñaawlu tere gi ñu tere suukar say bàyyi ko ca bitim réew dugg fii ci Sénégal ñu ne nag duñu ca yem faaw kër gi nga xamante ne nii moom mooy yëngu ci wàllub suukar fii ci Sénégal di compagnie sucrière sénégalaise ñu xoolaat bu baax a baax doxalin ba tey ji nag lañu doon janook taskatu xibaar yi Faty Dieng ci leeral. mangook kon du ñàkk ñu delsiwaat ci ñu daal di yegg rek ba Tobène nag ma nga nekk ci commune bu Mewane ma nga cay jafe-jafe amuñu courant amuñu case de santé waaye tamit dëkk ba làkku na làkk goo xamante ne ni askan wa mënuñoo jotee ci ay jumtukaay yu baree bari askan woowee nag tey ñoom ñoo wàcc ca mbedd ma rek di ñaxtu Cheikh Anta Diop Sey la Tira. Tobène dëkk bii de dugg fi jafe na lool suuf si daa bari daanaka oto yeeg sareet yi fiy jaar sax dañuy ngiroo di ab dëkk boo xamante ne mi ngi ci commune bu Mewane dëkk bii de amuñu courant amuñu ndox amuñu jumtukaay rawatina bërëb boo xamante ni sax dañ fay fajoo. case de santé fi nekk ba léegi fukki at ak ñett ci ren mais dëkkuwaayu kaña la dara amu fa amuñu personnel amuñu ku fa faj amuñu dara boo bëggee visite da ngay dox 7 kilomètres à Mewane 7 kilomètres à Pire 9 à Tivaouane doogo visite sooy da ngay préféré sax ñu teg la ci saret ndax saret bi moo gën a wóor oto bi ndax yoon wi oto bi su génnee fii caag wasinee àll ñeel na suñu xale yëpp asma nañ ndax ci ngelaw li la ñuy juddoo virus yi leen di dugg moo leen di asma loo poussière ICS nekk fii ñun bëgg nañ courant suñu xale yi mënuñoo réviser seen ay leçon guddi amuñu courant amuñu dara ñun boo xool sax ñun danga naa ñun bokkuñu Sénégal ñun jigéen ñi bëgg nañ liggéey amuñu lu ñu liggéey parce que dëkk bu amul yoon amul courant liggéey mënu faa yomb. xam ngeen kii yayoo na courant central baa ngi nii Tobène la tudd jël suñ tur tey baa ngi nii ci suñu wet. chef de village bi nee na daanaka dëkk bi dafa roofaloo ak mine bi nekk fii ci ICS waaye de li ñuy jànkonteel metti na lool. léegi ñun suñu digganteeg ICS boo xam diggante mine bi mutu juróomi téeméeri mètre seen nga mango ji nga xam ne moom lay bay am na tool yi mango xam ne ngi ci récolte par année 3 millions usine bi taxaw ñun suñu doom liggéey ci am ñu wenn askan wu ci liggéey ñu ngi yàqal guddi ak bëccëg état bi toog duñu seetaan loolu lu ma naqari. askan wi dëkk ci Tobène doon amal doxab ñaxtu ñii di ay takk der gendarmerie jóge ca Mboro àndoon ak ñoom doon leen wattu. Cheikh Anta Diop ñu koy jaajëfal ñu dellu wax rek ci njëkk yi ñu njoxt ni ba moyul dana yokk nag te koor gaa ngi jub si loole nag bu amee Sénégalais yi daañu ne ci ay jafe-jafe mu jëm nag ci yenn ñam yi ñuy jëfandikoo moo waral sax inakwa jàppoo nag di yëgle Idi Thiam ak ñamu àndal di naqalu nag li ñu tere suukar say bàyyi ko ci bitim réew di dugg fii ci Sénégal bu weesoo loolu tamit ña ngay sàkku ci kër gi di defar suukar ci Sénégal ñu xoolaat doxalin ba Faty Dieng. ay dogal yu bees yu nguur gi jël mu aju ci lenn ci dund gi ñu samp laaj ndax njëgug dund googee dañ koy yokku laaj boobee UNACOIS di dànkaafu. douane ko génne appliqué ay convention yu mu wax ne donc lii convention UEMOA la mi ngi foon mais par rapport ak loi bi ngeen déggoon barki démb mu ñu koy wote au niveau de l'Assemblée loi boobu dañ koy appliqué léegi dañu yokk 10% ci droit de douane bi. produit pratiquement produit yëpp la ñu reprendre ba ci oto yi ñuy importé sax am na 10% de plus boisson bi diwlin bi noonu te ñu bëgg di léegi produit yi du yokk est-ce que dana yokk wala du yokk su boobaa ñoom si xool ñun de dañoo war a wax parce que bu yokkoo dañ leen di woo wax leen ne day yokk bu ëllëgee si biir nag bu kenn gis produit bu yokk nga ne waa UNACOIS la wala commerçant yi la. nañ xam ne état moo ci teg loo xam ne waru ko teg jox naa leen exemple ci diwlin jox leen ko ci sukkar jox leen ko ci affaire pasta mi la wala affaire macaron par alimentaire wax leen ci même ba ci Dakar ak yeneen kër lu ci yokku yoonu UNACOIS wala commerçant yi néew ci ak boisson yi lu ci mën a yokk xam ne ne état moo ko def. Idi Thiam ak i ñoñam rafetlu wuñ benn yoon itam li tax ñu tere importation jëm ci wàllum suukar compagnie sucrière sénégalaise ñu joxoñ ko baaraamu tuuma di sàkku ñu def ab càmbar. sucre bi tey dañ ci teg benn taxe boo xam ñu ngi ko tuddee taxe conjoncturelle d'importation TCI 10%. bépp produit boo xam da nga koy importer di jógee ci àll bi di ñëw fii dañuy protéger produit industriel bi fi nekk produit boobu ñu teg ci 10% pour mu bañ a concurrencer produit bi mais ku ne xam na ni loolu lu waaye gàtt xel
xam ni tey Sénégal sous-région bi foo dem ñooñu gën a yomb sucre. li ñu mënul encourager nga sol mbubbu industrialisation ba pare nekk un grand importateur te loolu mooy la compagnie sucrière sénégalaise dafay importer di dénoncer te importation boobu ñun dañu am droit am devoir di ko def. ñoom UNACOIS rafetlu wuñ itam nee ñu li nguur gi taxawee nañ ko gisee mooy accord yi ñu xaatimoon ci atum 2012 dafa mel ni nguur gi jëfewu ko. ci affaire accord yi nga xam ne am nañ ko ak gouvernement bi fi nekk mu nekk accord yoo xam ne benn accord bu ci nekk ñoom ñooy am jafe-jafe mu nekk ci suñu secteur bu commerce bu industrie ñu wooñu ne ñu am nañ problème. ñoom UNACOIS ne ñu nag ñiy jiite dañoo war a tëdd tëraayu ndey ji seex ba noppi itam ñi ngi woo président de la république bu dugal loxoom ci mbir mi. Faty Dieng ñu koy jaajëfal suñu mbokk aani ni nag bu yeboo rek ñu waajal ndax ñoom ñemewuñu xiif lii ci koor gi nag nee nañ danañ daal di rek alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo yëngu ci wàllu astronomie di yër lépp lu jëm ci wàllu weer wi moom moo ko xamle li ko waral nag ñu jàpp bis boobu moo di ne séntu bu njëkk bi nga xamante ne nii kon talaata la ñu ko jàpp fukki fan ak juróom gis weer wa nag da cay jafe lool ñu teewlu Maram Kayra moom moo jiite mbootaay googee ci micro di Saprera. ñun li ñu jàpp mooy nekk weer bi bés bi ñu koy njëkk a mën a gis day nekk le mercredi 16 su ko defee bu neexee yàlla comme boo ko gisee ci ëllëg sa ngay tàmbali ñu jàpp ne que jeudi 17 war na mën a nekk bés bi njëkk ci weeru koor gi te bu ci yàlla àndee ñun loolu la ñu gis ci suñu gëstu li tax ñu wax ko nag mooy mardi 15 mooy nekk bés bi nga xam ne ci la weer bi di juddu à 11h48 11h48 jant bi di sow à 19h30. diir boobu dafay tuuti ba weer bi bu jant bi sow dafay topp jant bi da koy topp jege boo xamante ne bët du ko mën a gis donc mooy mardi 15 bi moo tax ñun ñu dàq mardi 15 wax ne que diggante bi jant bi sow ak bi weer bi sow fukki simili kese la te fukki simili yooyu mayul nit mu gis ko dafay jege jant bi leeraayu asamaan seeg yooyu donc buñ ko bëggee gis mercredi 16 incha allah bu jant bi soowee weer bi day nekk ci asamaan si ba 8h42 8h42 nag doy na diir bu doy la pour que fu asamaan si seet rek ci Sénégal ñu mën ko gis te du am werante su ko defee ñi yor diine bi nag ñiy jël décision bi su boobaa ñu mën a jël décision pour ñu woor xëy na ñëpp bokkandoo woor alxames 17 mai mooy ñun li ñu jàpp daal mooy date bi baax pour nit ñi mën a tàmbali woor. ñu yegg nag ba ca fort bu Richard Toll ñu gën ko xam nag ci la folie du baron Roger ñu ne nag fort boobu ma nga tàmbali rek di am ay jafe-jafe ndax bâtiment ba kon ba ñu ko tabaxee léegi am na ñaari téeméeri at ñu ne sax am na ca miir boo xamante ne ma nga tàmbalee daanu te la ca gën a yéeme bâtiment ba màggat na màggat goo xamante ne nii faaw nag ñu xoolaat ko te nag dañ ko war a téye ndax cosaan la moo waral sax kilifa aada ya foofee ak communicateur traditionnel yi di sàkku rek ñu defaraat ko Ousseynou Diop. tax mi mooy fort bu Richard Toll ñu gën ko xam ci folie du baron Roger ci atum 1827 lañ ko tabaxoon mu màggat ba xubidaas tax nag doomu wàllu yi ni dañu bëgg ñu daat koy defaraat ndax taarix la ci gox bi. mu nekk taax ma nga xam ne dafa taarixe yàgg ci Richard Toll nekk fi taax bu fi gën yàgg et nii nag nguur gi fexe ba taax bu nekk bi Podor ak taax yu nekk Dagana ñu réhabilité ko nañ ko def ba ngeen ñëwee fi fekk ngeen genn wàllu mur bi yëpp daanu day ñaaw nag ñu yeew rek ñu ni taax moomu nga xam ne mi ngi waaj am ñaari téeméeri at daanu na. taax mi nag réewum France lu bare loo xamante ni dugal na ko ci Sénégal lu ci mel na gerte witen fii lañ ko doon tàmbalee ji ngir mën a xool ndax dina nangu waaw wala déet mu doon loo xamante ni doomu wàllo yi nee nañu dañu bëgg ñu gën ko jëmmal. di wàllo ndax fii nga tabax taax mi fii la France njëkkee essayé gerte soo ko yóbbu ci Sénégal fii la France njëkkee essayé witen fii la France njëkk essayé xeme donc fii jardin d'essai la woon moom la France njëkk jël ci suuf di ci bay. acteurs yi nekk ci diwaanu wàllu sax nee nañu seeni xalaat moo doon ñu daal di koy taxawal mu doon musée du wàllu ngir la ñu bind ci gox yu nu mel ñu mën ko fa rënk ndax xale yi mën a xam seen taarix. et taax mi nag kon dafa taax mu taarixee la léegi nag bu ñu fexewoon ba taax mi ngi defaraat ko document yu lu bind ci wàllu dafa bare lool ñu fab document yooyu yëpp def ko ay photocopier def ko musée du wàllu ndax nag ñun goxu Sénégal yëpp ñun rek ñoo ci am ci ñeenti téeméeri at tubaab bi bind ci ñun
ñu fab ko dagale ko fii téye ko pour suñuy doom yi ak touristes yu fi ñëw. leneen loo xamante ni ñoom yéey nañ ko yàbbi jëm ci juróom-ñetti fan ci weeru mai ci atum 1919 di traité bu Ndiaw ñu ni ci atum 2019 bi luñ jëm lañ ko bëgg màggal di wane ñaari téeméeri atam. wala bañ na wala bañ na wala bañ na wala bañ na ku leen tooñ wala bañ na. gannaaw bëj gànnaaru réew mi ñu yegg rek ci bëj saalum réew mi ca Casamance ak soxna yi nga xamante ne nag ña ngay waajal kon tool ya ngir nag bàyyi moo waral nguuru Sénégal nag taxaw ngir jàppale leen foofee baykat ya jagleel nañu leen ay jumtukaay yu am solo ci wàllu mbay lépp rek ngir gunge soxna yu baax a baax ndax jàpp nañ ni programme boobu nga xamante ne nag tëral nañu ko ngir yokkuteb Casamance faaw rek ñu gën koo dooleel Boubacar Dias yi ci leeral. gannaaw ay semaines yu néew ñoo dox suñu diggante ak nawet projet bu nguur gi taxawal ci diwaan bu Casamance ñu koy woo PPDC jagleel na ay matériel ñuy yëngu ci mbay mi ci diwaan bu Ziguinchor. dañu doon mettre à disposition producteurs yi organisation producteurs yi matérielu mbojum ceeb ak décortiquage parce que dañu seetlu ni ci premier lot yi ñu joxe woon dañu essayé woon ay tracteurs ay motoculteurs ay batteuses ak ay décortiqueuses amoon na succès boo nga xamante ni nit ñi liñ ci doon laaj dafa gën a bari. mu doon ay matériel yu am solo ci ñi ci jot a am. waaw muy matériel boo xam ni effectivement am na solo donc ginnaaw amal na leen njëriñ ñun ak ñoom ñëpp dañoo ñu toog xalaat ci nan la ñuy def ba nga xamante ni en tout cas dana gën a génne koom ngir aussi ñoom ci loolu parce que soo xoolee équipement agricole daanaka Casamance dafay xaw a néew. donc ba tax suñu bëggee Casamance participer dëgg ci autosuffisance bi donc ni na baax aussi ñu gën a xool effort yi ñu ci mën a def ak nan nañ koy defee aussi de façon beaucoup plus rationnelle. gannaaw jagleel ay matériel PPDC taamu na it tàggat bénéficiaires yi ci yorin bi toppatoo gi waaye ci anam yu ñuy wutee financement ci banque yu nekk ci diiwaan ba. marché mercredi ma nga féete nag ca boor yi marché Sam biennale bi nag tax na daal ba kilifa yi jël ay matuwaay ngir nag xaajale marché boobee benn bi ñu bàyyi ko commerçant ba beneen wàll ga ñu bàyyi ko rek ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy exposé waaye nag jàppale ni coow lu rëy la jur ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy exposant yooyu ñoom bëgguñu benn yoon kon nekk ak commerçant yooyee ndax jàpp nañ ni seenub liggéey moo cay gàllankooru waaye bu weesoo loolu ñoom organisateur maanaam ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy amal biennale ba foofu ñu ngay sàkku rek ci askan wi ñu ñëw nag xool si ndax kuy wane sa liggéey ku ne bëgg nga ku ko ñëw xool Cheikh Diop ci leeral. Gueule Tapée mu mel ni marché àllarba mi ngi wéy di am ba tey xàll wile nga xam ne dañ ko jagleeloon biennale bile teewul ñenn ci jaaykatu fëgg jaay yi ñu ngi wéy di amal li nga xam ne moom moo di seen ab njaay. dinaa ñëw essayer pour lal mais bu ma dàqee ma dem. bu ma dàq bu ne wéy fi laal man ma dem waaw mais loo gis rek affaire yi dañ koy waxtaane quoi parce que ñoom dañuy liggéey. ñàkk considération moo waral lu ñu mel mooy cër bi nga xam ne jàpp nañ ne état bi waroon nañu ko jox ak ñi nga xam ne ñoo jiitee gox-goxaat yi joxuñu ñu ko te buñ ko méngalee ak ñun rôle bi nga xam ne wala warugar bi ñuy joué ci koom-koomu réew mi. bu ñu sukkandikoo ci exposant bile di ñu xamal ne wàllu wile ñi nga xam ne biennale bi moom moo leen tax a jóg ñoom lañ ko jagleel ngir daal di moju yenn ci ay jaxasoo. rafetlu wu ma ko parce que li ñuy wax exposition d'art ak jaay fëgg jaay mënul ànd donc man loolu demee ne ci autorités yi la autorités yi ñu fi andi wala ñi aménager fii donc lieu bi waroon nañ leen mën a teel a wax. marché ak mercredi bi boo calculer ci 2 ans yëpp moo koy utiliser bu ko utiliser ci 2 ans yëpp une petite portion de 1 mois pour le public c'est compréhensible donc mooy am na yow négligence boo xamante ne buñ ko ci amee mooy waral bés day jot dañuy yeewu suba dégg biennale bi mu ngi Afrique du Sud biennale bi mu ngi Zimbabwe biennale bi mu ngi feneen. jaaykatu fëgg jaay yi la nag di xamle ne ci biir njaay la ñuy fajee seen ay soxla waaye itam exposant ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser li nga xam ne moom moo di biennale bi di woo képp nga xam ne rek da nga yeewoo fii ci tund bu Sénégal nga daal di gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di biennale bi di am ci ñaari at yu nekk ndax lépp ñëpp la.
ci biennale boobee la ñuy des nag wax ci wàllug photographie métier moomee ña ca yëngu tamit ñu ngi wane seen bopp ci biennale bi bokk na ci Djibril Dramé moom nag photographe la ren ji nag la mu indi rek mooy photo noir et blanc mu ne nag lu am solo la ndax loolee dafay wane rek taar bi nga xamante ne nii Afrique am na ko waaye tamit solo si nga xamante ne nii diine l'islam am na ko bu weesoo loolu tamit ma ngay wane ci liggéeyam jàmm gu dox ci diggante africain yi waaye la mu indi ren jàppale ni ndéwénal la ko duppee Ibou Diouf. Biennale de l'art contemporain africain tamit photographie ci la ñu bokk loole la artiste bi xam ba tax mu amal ci ab exposition image yi wala sax nataal yi mu def ay noir et blanc rek ngir wax ci bi la xew-xew. vidéo sculpture lépp loo xam ne li ñuy gis la ci art visuel la bokk et biennalu Simon Diamy boo xoolee ba xool moom loolu moo ko gën a yitteel li nga xam ne mooy art visuel en général. concept bu yees la artiste bi indi loolee mu duppee ndewenal taamu rek nataal yi mu def en noir et blanc ngir wax ci taaru Afrique ak li nga xam ne rek dafa sori lool ni ko ñeneen ñi di gisee. blanc bi noir et blanc bi booy xool ba xool li ma ci yitteel lu bëri moom mooy partie noire bi nga xam ne mooy li gën a dominant ci photo yi et pour man humanité ci boppam. dafa soxla culture noire booy xool ba xool noir ci boppam couleur noire ci boppam moom mooy représenter paix amour ak fraternité ak pardon ak compassion. ndewenal tabaski wala korité mu sukkandiku ci loole rek ngir amal ay nataal yu mucc ayib loole may na ko mu wax ci islam mu gis ne rek ab diine bu ànd ak jàmm ak salaam la. ndéwénal maa ngi ko tàmbali 2010 atum 2010 benn concept bu banal la boo xam ne damay jël nit ñi nga xam ne damay dem ci benn quartier installé fa sama studio photo ñi nga xam ne ñii ñooy ñii ay jullit lañ ñii ay chrétien lañ ñii ay samay xarit lañ ñoo xam ne ñu ngi ci wàllum art mi rek photo leen pour wane beneen image boo xam ne Afrique la. boo ñëwee fii ci Sénégal di nga gis ni ay ci biir kër yu bëri nit ñi ñenn ñi dañuy nekk ci même famille ñenn ñi dañuy nekk chrétien ñenn ñi nekk ay jullit te loolu laay jéem a xeex maanaam méngale boobu noonu Occident di méngale terrorisme ak islam. Biennale Dakar atum 2018 artiste bi sukkandiku ci photographie yi ngir jàllale ay kàddoom sukkandiku ci image yi mu def en noir et blanc ngir wax ci Afrique wax tamit ci diine islam ak jàmm ak salaam bi dox ci diggante ñi nga xam ne rek mënees nañu wax ne bokkuñu diine. mangook nees mën a def nag ba sunu gaynde yi am taxawaay bu dëgër ca Russie moo waral tey équipe nationale bu Sénégal kër gi ngànk wàllu football ak ñenn ci entraîneur nag daal di amaloon ab ndaje ngir rek sàkk pexe ci yoon woowu nga xamante ni sunu gaynde yi jàpp nañu ko ngir dem nag ca mondial ba 2018 waxoon naa ko léegi ca Russie la ñu koy amalee mangook ni ngeen ko gisee ci nataal yi di ngeen ko am ci xibaar yi ci nasaraan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax foofu la ñuy tàggatoo ak yéen sant leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.